fukki fan ak juróom nag ci weerum juillet atum 2021 agent wu RTS yi dañu daje woon Kaolack journaliste agent de programme technicien agent administratif ñun ñëpp ñu àndandoo daal di taxawal benn syndicat bu bees boo xam ne ñi ngi ko duppee syndicat des professionnels de l'audiovisuel public maanaam SYNPAP. SYNPAP nag dañu ko andi teg ko pour mu ànd ak dal ànd ak également responsabilité pour taxaw bu baax a baax ci li nga xamante ni liggéeykat yi nekk RTS moom la ñu soxla waaye nag SYNPAP am na daal yi fi amoon ci mbirum syndicat yoo xam ne sax mun nañ ko tuddee ay méthodes terroristes yoo xam ne daal xuloo la xeex xastante wala leneen SYNPAP moom nekkul ci loolu fas yéene wu ñu doxee noonu dañoo fas yéene doxin goo xamante ni lépp dañ koy def pour jàmm am ci RTS ñëpp dem liggéey waaye agent yi seen bopp mun a am yokkute bu baax a baax syndicalisme boobu nag lañ ne dañ koy dakkal di ci woo nag agent wu RTS yëpp pour ñu ñëw liggéey ci bu baax a baax ak ñun li nga xam ne nag moom mooy biñ fa demee daal ni mañ ko waxee ñun jàmm rek la ñuy woote jàmm ju bari ndax nag entreprise pour sax mu mun def ay résultats yu performant pour mu mun a liggéey bu baax a baax jàmm joo xamante ne actuellement nii am na RTS moom la ñu bugg mu wëy bu baax a baax donc loolu dama ciy taxawaaw bu baax ba pare ñu ngi woo travailleurs yëpp ñu ñëw ànd ak ñun agent wu RTS yëpp ci liggéey bi ñu defee bureau bi nag man mii di wax ak yéen di Papa Tafsir Birane Diallo man la ñu tabb ma nekk secrétaire général bi man maa ngi fii ci diwaanu Thiès ñu jël ki nga xam ne mooy Dame Silla moom ma nga journaliste ba nekk Dakar moom ñu jël ko comme secrétaire administratif Ibrahima Bari mi nekk sama wet moom mooy secrétaire mbo mi nga xamante ni moom la ñu jox li wàllum négociation soo gisee dog-dog bi ma leen di wax ci forme de syndicalisme bi ñu doon am avant dag-dag yooyu ñuy wax ñun dañ ko firndeel suñu bureau nan lañ ko firndeelee moom mooy am na benn poste boo xamante ni dañ koy tàmm di wax revendication maanaam dañuy teg kenn ne ko yow yaa yore suñu revendication waaye ñun dañoo ne day am rupture moo tax ñu andi koo xamante ni muy Ibrahima Bari mi dañ ko tuddee négociation maanaam dem toog ak suñu kilifa ak ñi muy liggéeyal di waxtaan ah fii de lii baax na waaye lii dañ ko war a yokk lii amu fi lii ak lii nan lañ ciy def saytu ko mais bu boobaa day fekk base bi nga xamante ni ñoom parce que syndicat il faut que nag nit ñi xam ni que ñi nekk ci syndicat dénk lañ leen def ñi leen dénk mooy base bi mooy agent wu ñi nga xamante ni ñooy agent RTS loolu c'est important donc mbir mi du xeex ay xeexu clipto personnel mais benn moo am moom mooy def sa kentalaay kàttan waxtaan ba juboo ci jàmm ak ñi nga xamante ni ñoo ñooy sa waa direction point par point li liggéeykat yi bëgg ñu def ko pour kër gi jëm ca kanam waaye tamit ñoom ñu am yokkute bu baax a baax ci wàllum koom waaye tamit ci benn wàll moom mooy loolu ñuy duppee condition de travail maanaam boo nekkee ci région yi nga am oto jumtukaay ay lu mel ni oto yu mën a yóbbu def say agent ñu dem ci àll bi def reportage dellu si et cetera jumtukaay matériel yu bees et cetera yooyu yëpp li nga xamante ni moom la agent yi di liggéeyee donc yooyu daal lañ ci gën a nemmeeku ki nga xam ne nag mooy Madi Sissoko moom la ñu moom suñu naataangoo la boo xam ne mi ngi RTS moom mi ngi ca diwaanu Ziguinchor moom la ñu dénk lépp lu jëm ci maanaam ci mbirum organisation ñu jël keneen koo xam ne Kaolack la nekk
te boo leen ko seetloo di déglu bureau bi sax xam ngeen ni kon yaatal nañ ko ci maanaam fukki région ak ñeent yi Sénégal am. Dakar du région, Dakar rek du Sénégal, Dakar région la ci biir Sénégal maanaam donc sam pap dafa bëggoon kut ratisser vraiment jël ñëpp ñuy agent ci nekk Tambacounda ak ñëpp parce que ñoom ñoo tolloo dignité ñoo tolloo lépp ñoo tolloo également rendement fu mu nekk nii booy déglu bulletin d'information di nga ci dégg Xadiyum ca Thiès di nga ci dégg voilà Papis Bari ca Tambacounda et cetera ensemble boobu mooy defar journal ci région yi tamit boo leen seetloo RTS am na fukki chaîne ak juróom-ñaar lii waaye suñu direction mi ngi liggéey ba ñu ngi ci juróomi chaîne télévision te Dakar ñaar rek a fa nekk muy RTS 1 ak RTS 2 waaye fu mu toll nii am na yeneen ñett yoo xamante ni liggéey bi liggéey nañ ko liggéey bu mucc ayib ba am ko te ñu ngi préparé yeneen lu mel ni Saint-Louis ak Thiès ak yooyu yëpp dinañ am incha allahu rabbi ay yi nga xamante ne moo jëm ci wàllum chaîne télévision ba mujj bi ñëpp gis nañ ko moom moo doon Matam bi ñu doon inauguré di gërëm bu baax a baax di sant ki nga xamante ni mu ngi jàpp bu baax a baax ci liggéey bi di son excellence monsieur le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall. bi ñu leen présenté bureau bi pare dañ leen di présenté ki nga xamante ni nag moom dafa jógee ci SYNPICS ñëw ci ñun te SYNPICS mu yoroon fa ndomba tànk bu am solo liggéey fa liggéey bu mucc ayib di nag koo xamante ni vraiment macha allah koo koy Mamadou Diaw Faye moo nekk ni ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ngi nuyu nag ki nga xam ne mooy Fadal Babacar mi nekkoon léegi ci présentation bi ak équipe bi ñu àndal yëpp di nuyu également suñu confrères yi nga xamante ni ak suñu naataangoo yi nga xam ne yëpp ñëpp mënuñu woon ñëw tey di jee li ko jóge na Kaolack ñëw donc je pense que ñun ñëpp ñeneen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant waa région yi di leen wax nag nañu àndandoo ñun ñëpp incha allah ci SYNPAP bi liggéey ko bu baax a baax liggéey boobu nag ñu leen di wax daanaka door nañ ko ci doorin goo xamante ni comme ni leen waxee mooy rupture bu ñu bëgg mooy daal coppi doxalin ci coppi doxalin boobu nag ñun am nañu plateforme te dañoo taxaw tembe pour ànd ak liggéeykat yi pour ñoom ñu am yokkute ci kom yi ci lépp kër gi tamit RTS liggéey bi gën a jëm ca kaw ca kanam donc damay préciser encore une nouvelle fois dañuy taxawal travailleurs yi ànd ak ñoom incha allahu rabi mais nag ci kaw waxtaan ba juboo moo tax dinañu waxtaan ak direction bi ci li nga xamante ni mooy dafa am ay négociation maanaam ay waxtaanu weccoo yu amoon ci benn li ñu duppee nouvel accord d'entreprise waaye nag ñun dañ koy dem waxtaanee ak benn mbir moo xam ne moo ko taxawal pratiquement muy clause de mobilité boo ko déggee nag moom mooy que bépp agent bu nekk Dakar suba mun na dem Tamba képp ku nekk Kaolack mun na dem feneen et cetera donc amatul ay toog Dakar rek toog fa daal di lal sa pliant déedéet mobilité agent yi te RTS dafa nekk sur toute l'étendue du territoire national du Sénégal donc nag je pense que ni ku nekk ci agent RTS rek war ngaa liggéeyee région bu nekk moo tax région bu nekk également ñu ngi lay doter ay équipement ak lépp loo xamante ni ay donc de dernière génération pour nga am ci liggéey boobu dinañu waxtaan également ak direction bi donc son excellence monsieur le président de la République du Sénégal dafa may ñi nga xamante ni ñooy ñiy liggéeykatu RTS ay terrain Dakar xam naa ni Diaw Faye dinañ ci ñëw ci kanam léegi nag terrain yooyu dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy waa direction bi ñu ñaan suñu directeur général mu jàppale ñu ci mu gën a gaaw pour que agent yëpp mun a jot ci li ñu dem seen parcelle waaye xam ngeen nag que terrain yi comme Dakar la nekk ñun dugal nañ suñu plateforme que tamit DG directeur général ak ñi ma àndal di liggéey mu jàppale ñu bu baax a baax ba nga xamante ni Liko mi nekk Kaolack Papis Bari bu nekk Tamba Papis Diallo bu nekk Thiès wala keneen ak keneen bu nekk ci yeneen région ñoom tamit ñu am seen ay terrain yoo xamante ni leen ko jagleel mais ci diwaan bi ñu nekk incha allahu rabbi également dinañu waxtaan ak ñoom ci suñu plateforme bi ñu defar ba léegi ci li nga xamante ni mooy jëm ci rajo régional yi gis nañu que rajo Sénégal international chaîne nationale Dakar FM ak ñooñu ñi ngi ci internet bi régulièrement waaye tamit
day seetloo am na ñu nekk bitim réew ñoo xamante ni par exemple ay Thiès waa la ñu bëggoon nañu peut-être déglu benn rajo bu Thiès keneen ku nekk waa Tamba waa Sédhiou waa leneen donc ñun tamit dinañ taxaw pour que région yi yëpp seen station régionale ak seen ay programme nit ki foo munti toll ci àdduna bi parce que si mondialisation la ñu nekk nga mun leen déglu si seen programme donc loolu déjà mu nekkoon ci ubbite li nga xamante ni moom lañ leen doon wax di leen gërëm encore une nouvelle fois di leen sant seen teewaay bu baax a baax. maa ngi tudd Samba Fall maa ngi fii représenté INSAS dama ñëw représenter INSAS pour accompagner nos camarades de Simpap parce que vraiment ñëpp xam nañ li Sénégal di laaj mooy jàmm. kon su ñëwee privilégié le dialogue kon dañ koy rafetlu te Simpap syndicat bu INSAS reconnaître la jël ko dugal ko ci biiram kon su ñuy taxaw di wax ni INSAS reconnaître ko yooyu ay caaxaan la te ñun duñ dox ci lu nga xam ni caaxaan la te dañ koy rafetlu parce que ñëpp xam nañ ni Sénégal fi mu toll lépp lu ñuy dox jàmm moo gën ay kilifa diine yëpp wax nañ ko fitna ku koy yee tamit ci fitna rek ngay mujj kon tey su INSAS yabalee ku ñëw taxawal ko fi accompagner ses camarades de la RTS vraiment loolu yaakaar naa ni képp kuy journaliste rek war nga ci am njort bu rafet parce que yaakaar naa ay père de famille ay kilifa ak ni jamono méttee te ku nekk sa ñaq nga am ñu ñëw di défendre liggéeykat yi ubbi dialogue bu nga xam ne dinañ mën di waxtaan ak seeni direction te ñëpp gis nañ ni bunt yi man d'après les infos que j'ai ñoom dañoo taxaw lu nga xam ni parce que bunt yi dafa tëju woon te ñoom ñëw nañ pour ubbi bunt yi te ñëpp xam nañ Sénégal aussi tamit bàyyi benn nit rek muy doxal léegi wóorul man dama leen di encourager ci seen courage ba ñu ñëw taxawal seen syndicat parce que tamit bàyyi ay nit rek ñuy doxal changement du am aussi loolu il est temps que tout le monde refuse ça na ko ñëpp bañ parce que ñëpp gis nañ ni Sénégal doxee liggéeykat yi sonn nañ te gis nañ ni RTS la direction mi ngi am yaatal pour ubbil ñëpp ñu mën a waxtaan donc où est le problème tey su ay nit ñëwee taxaw pour mën a accompagner dialogue boobu vraiment je trouve que vraiment c'est des choses à encourager quoi vraiment
ñu ngi leen di gërëm bu baax fii ci Thiès di profito di lancer li ñuy wax opération wax dëgg boo gisee ñu ne opération wax dëgg parce que dafa bari loo xam ni ñi ñuy wooyee pour l'instant intersyndical synthèse SYNPICS RTS ñi ngi koy wër di ko tuumaal syndicat bu bees bi juddu muy SYNPAP loolu moo tax opération wax dëgg bi dem fu nekk foo xam ni ñoom nee nañ fa cëpp daal di fay lay lañu fa lay ñun ñu indi fa benn tableau boo xam ni dëgg giy dox di ñëw du réer du juum loolu moo tax ñu indi tey dégg nañ ñoom ñu wax ni dafa am ñoo xam ni dañ leen a dindi seeni poste parce que dañoo bañ a adhérer ci syndicat bii ñuy wax SYNPAP mais ñoom nañu wax seen bopp RTS directeur général la am ak directeur yu bari directeur bu nekk moom mooy defar organigramme am organigramme am bu ci nekk les agents sont à égale dignité ñoo tolloo ku ci dafa mel ni équipe de football ki nga sentir ni fii ma la teg fii nga ma doy foofu nga koy teg xam nga tombe dafa waral ay gaaf ñooñu ñu nommé ay nit lañu ñu nommé woon leen ci ay bërëb mais bërëb yooyu ñu nekkoon ay nit dafa newoon mais est-ce que dégg ngeen nit ñooñu fa newoon bañ leen fa jëlee ñu ne waaw dañ ma fay jëlee parce que nangam gore dafa baax ci lépp kon ñii nañu gore te bàyyi li ñuy def te ñëw fekk si ñu ci table de négociation bi pour ñu mën a boucler accord d'entreprise bi loolu mooy dëgg ak ba nekk sama waa ji waaw mbiri terrain yi ñoom dañuy wër di wax ni balaa ma ñëw ci mbiri terrain yi amat nañ yeneen i kàcc yoo xam ne am na ci muy bi ñu waxee ni Matam yóbbuwuñ fa matériel bu bees xam nga journaliste ci métier dafa bokk recoupement bu ñooñu waxee loolu ngir yàlla woo leen seen correspondant yi ngeen ni leen dem leen ci station ba kenn du leen ko tëjal ngeen xoolal seen bopp RTS bi mu jëndee matériel boobu noonu mu doon matériel bees tax ba tey teg ci serveur daf ci boole former ñam fa yóbbu pour ñuy def la configuration te configuration bi sax pareegul ba tey lu beesul mën naa am boobu problème xam nga nit xuloo nag dañuy wax ni pañe mbalit la te ñoom ci loolu lañ toll li leen agent yi waxoon ni leen dem leen defal leen ko ñoom ñu lànk ci am beneen calendrier bu ñu nekk moo indi tey sax lii juddu tey muy SYNPAP kon loolu bu ñu ko waxee loolu du dëgg beneen bi de nga discrimination baaxul parce que li ëppoon mooy da ngay gis ñu ne yow agent boo xam ni nga ci bureau yi nga nekk yow synthèse nga bokk yow boo dee chauffeur synthèse nga bokk yow boo dee journaliste SYNPICS nga bokk seppi boobu ñun la ñu wax ni moo waratul parce que am na fi benn moment synthèse ak SYNPICS daawuñu jaaroo taal bloqué kër gi léegi nag ñun ci suñu xam-xam ñu ne kat lii waratul a am ñu profitoo ci li nga xam ni mooy lu jubadi gi ñu nekkee ñu nekkoon nañu créer SYNPAP mooy lan mooy képp koo xam ne RTS ngay liggéeyee xooluñ métier ba ngay def waaye ñu àndandoo doon benn say moo ëpp doole ci ñaar ñoo xam dañoo ànd bu ñu xulooyee indil ni kër gi problème loolu mooy waral lii juddu ku leen wax leneen lu loolu mi ngi leen di nax dégg naa tamit ñu ne comme que opération wax dëgg lañ nekk ñu ne directeur général bi am na ñetti oto xam nga Sénégal yéen jàng ngeen da ngeen leen koy jottalil noonu rek parce que loolu mooy seen métier mun leen a bañ a jottali mais yéen seen bopp xam ngeen ni bu ngeen sañoon sax du ngeen ko jottali ndax depuis que décret bi 2021 05 du 5 janvier génn directeur benn amatul oto ci RTS loolu mën ngeen ko xool ci décret bi xool ko vérifiable la donc xam nga ki toog amatoo loo wax. non déggoo li ma la wax sama waa ji gis nga décret boobu ba mu wàccee ba tey directeur général ak yeneen directeurs yi amatuñu ay véhicules de fonction loolu moo am moo tax opération wax dëgg bi ñu lancé ko tey fii pour fépp foo xam ni ñi ngi fay gagloo jaam ñi ñu mën leen a gàgganti tegal leen fa panneau boo xam ni dëgg bu ñëwee day romb du dugg ci seen dëgg sërëx yi loolu mooy dëgg. xam nga te histoire terrain yooyu ñoom maîtriser wuñ ko sax
terrain yi bis dañu ñëw romb ñu daaneel parce que suñu émetteurs yi fa la nekkoon ñu daaneel ko raser ko bi ñu ko raser man ma am information bi man kese en tant que secrétaire général du SYNPICS section RTS ma def une sortie sur Walf Grand Place après ñëw retour bureau en intersyndical expliquer leen ko ñu ànd di ko xeex avec l'aide de la direction générale bi ñu directeur général dimbalee ba ñu gis le président Macky Sall moom moo ni mu jox ordre waa impôt et domaine en son temps c'était l'ancien directeur ministre des finances Amadou Ba mu jox ko ordre ni ko RTS moom moomoon terrain bi parce que dañ ko immatriculé woon titre foncier depuis le temps des colons mais bi le président Abdoulaye Wade ñëwee entre temps bi ñu toxalee suñu émetteurs yi di émettre feneen mais bàyyi fa pilote yi moom jotoon na ci jox gendarme yi juge yi magistrat yi ak waa impôt et domaine ak waa trésor léegi bi ñu àndeek le directeur général ak monsieur Amadou Ba alors directeur des impôts et domaines moom mu jël terrain yi nga xam ni moom la ay agent amoon foofu mu toll ci 150 mais xam nga ñun partenaires sociaux yi du ñun ñooy distribuer ay terrain du ñun ñoo koy distribuer mën nañ koo xeex nag mais du ñun ñoo koy distribuer ba ci loolu la ñu président Macky Sall recevoir suñu camarade Moulay Camara boobu temps moo nekkoon secrétaire général SYNPICS section rajo RTS moom lañ yabaloon ak suñu tata Denise Carvalho de la synthèse ñu dem gisi ko à Kolda c'est à Kolda bi ñu amee audience boobu la ko le directeur des impôts Amadou Ba waxoon ni ko am na 150 terrains à Rufisque ak 10 hectares à Diamniadio boobu ba tey ñii di wax nii nga xam ne di attardé sur les détails pour vous dire que c'est de petits esprits 2013 ñun alors démissionnaire lañ leen teg seen loxo 10 hectares pour ñu séddale ko agent yi boobu ba tey mënuñu ko c'est en 2020 lañ ne léegi agent yi ku bëgg am ci terrain yi il faut nga nangoo joxe à hauteur de 1,5 million ñu la koy dagg 1,5 million ñu la koy dagg kan moo lay xaar Diamniadio pour ngay dagg 20 000 pour mu mat 1,5 million ñaata at la léegi direction générale bi mu xoolee loolu opération wax dëgg lañ nekk de direction générale bi mu xoolee loolu travaux yi nekk foofu yépp direction générale moo ko fa def léegi travailleurs yi moo tax ku ci nekk yaa ngi bind di laaj sa xaalis man joxuma sama bopp terrain ba ñuy bind liste yi nu ñu def dañu jékki-jékki gis tout le bureau de l'intersyndical d'alors du man rek de tout le bureau de l'intersyndical d'alors la direction générale bind foofu quand nous avons refusé de prendre qu'est-ce que le directeur général nous avait dit à son temps mu ne yéen jox leen tey ak jox leen suba benn la parce que li am mooy comme amul benn société boo xam ni am na gratuité bii mu am ci terrain yi sans bourse délier ju leen jox yéen ñii nga xam ni yéen a ko imaginer xeex ko ba egsi fii mënuñ leen a bañ a attribuer ci terrain yi lii de mooñ ci boole waaye nag xam nga ñii comme que ils sont incapables de distribuer 10 hectares depuis 2013 donc bu ñu neexee ñu attardé wu parce que xam nga nit ki boo bañee ko la joxoñ da ngay rek nekk di wax pour direction bi dem feneen mais liñ leen di ñaan ñoom nanu bàyyi xaste bi ak xuloo bi ñoo ngi leen di invité à la table de négociation ñu continuer les négociations là signer nouvel accord d'entreprise bi travailleurs yëpp gis seen bopp parce que ñun ñi ngi ñaan direction générale mu ànd ak ñun SYNPAP ak travailleurs yëpp ci benn journée ñu toog teg accord d'entreprise bi ñu expliquer ko travailleurs yi point par point bu ko defee ñu mën koo signer te jàll ci leneen lii daal moo tax ñu ñëw lancer opération wax dëgg parce que kàcc gi bari na